sëñ mu ne léegi moo ko jullee ndax ñoom sa kër ga lañ seen papa moo naan jot li son maam ba tey jii tabaski bu jot ak korité bu jot Cheikh Seck ñi ngeen di gis ci yëngatu yi mooy moo yor doona la ci ñoom daal waaw muy ku baax nag di nit ku baax ñu bëri nag xamuñu ko kii na ba làqatu rek dem xam naa nag sëñ Mansour moom moo gën a xam ndax ñoo bokkoon doon liggéey fële ca banque islamique yaakaar na nit ku baax ku jàngal Alxuraan xam ko maîtriser ko waaw ba noppi di taalibe nag sell set te léppam tamit waajal na ko waaw am nañu ay njabootam yu jege lool lool sax donc laata muy dem lépp waajal la léppam tamit yàlla seral na ko waaw parce que nit ki tamit loo bëgg a dee tamit da ngay dundee noonu un point c'est tout amul secret waaw soo moom dañ daan wax ni looy bañ dee fekk la ca bu ca nekk waaw mu ne fooy bañ a tuur ndox bu fa sangu daan nañu wax loolu mu ne nooy bañ ñu fàttali ko wala ko ëllëg tamit bu ko dundee waaw amul secret loolu dafa am solo nit da ngay am hygiène de vie nag suñ ko waxee fii mooy bañ a tux ak bañ a naan ak di def sport yu demee noonu waaw hygiène de vie tamit daf ci bokk mooy wattu bàkkaar wattu waaw yenn jikko yeeg yenn wax yi sax waaw baaxul day def ay jeexital ci yow te soo demee bay waaj a dee rek da ngay gis lépp soo dee nag fekk sa biir bàmmeel waaw parce que loo gis ci àdduna rek dafay am lancement waaw Seydina Omar daan nañu wax loolu xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu waaw mu ne nit ki bis bu nekk war na xam aljana la jëm wala safara la jëm parce que aljana ak safara su jàllee dogalu yàlla ak volonté c'est les œuvres ak action yi la ak réaction yi waaw am na ñoom te nag aay nañ action waaye aay ñu réaction te loolu nag jullit dafa war a aay ci ñaar yëpp war a xam action xam réaction waaw léegi da nga koy gis léeg-léeg ci sportif yi am na ñoo xamante ni dañuy mën rek song waaye duñu leen songee rek ñu jaxasoo kooku baaxul un athlète complet day même dans la difficulté même quand il est dañ ko kaw day am ay façon yu muy def ba laqar ci génn ci waaw kooku nag mooy le vrai musulman junju la rek loolu tax maa jóg donc ñu ñaan leen ñoom ñëpp yàlla na yàlla yokk seeni leer ñi fi gaañu ñëpp ci rukk bi tamit ci diggante bi yàlla na yàlla yërëm leen kilifa yi jiitu tamit ñoom ñëpp yàlla na yàlla jéggal leen dafa mel ni keroog bi may tëj waxtaan bu ñu doon def ci charte tarixa bi maa ngi koy junj ma ne ñoom ñëpp ñoo ngi dem mais ñu bëri sax comprendre ñu dem gi du dara dañoo bokk génération un point c'est tout loolu rek la suñu kër yi da nga koy gis dañuy këru sëriñ yi dañuy kii day judd tey kii judd 5 jours après kii judd 1 mois après kii judd ñooy bokk génération léegi mais du ñuy dee tamit noonu la ñuy dee du ñu rawante sëñ bi ay 6 mois ay 1 an maximum 10 ans kenn du ko rawante ñoom ñëpp a maase loolu la loolu rek la du dara nit ñi hôpital boo gis mais day am maternité mais ca côté bi tamit day am morgue mooy nit ñi ni ñuy dundee ni ñuy juddoo noonu lañuy faatoo un point c'est tout waaw donc nag l'essentiel mooy li ma leen junjoo nag na mag ñi waxtaan ak njaboot gi premièrement deuxièmement njaboot gi tamit takkaat seen i dégg jóg taxaw xam ni sëñ bi comme ni ma leen ko junjee léegi kër yëpp ñetti xalifa nga fa ay sët lañu léegi sët yu mag yi jeex sët yu ndaw yi am 50 60 ans fii des su demee tuuti rek sëtët ñee ñëw te lu muy gën a dem day gën a compliqué yaakaar naa fi ne nii man jamono yëpp sama direct yi ma doon def sax dama ko arrêté parce que xam ngeen ni doo ñëwee ci ndaa di bëgg a naan mu nëx ku ëppal jiitu la fa bu dee nit nga nooy def doo naan de da ngay toog tuuti dal ba la daan dem ci suuf nga soog a naan xam nga soo xoolee nomenclature sociale bu réew mi dafa jaxasoo ku gisul ni dafa jaxasoo rek yow moom du boo nga xam ni yaa jaxasoo mais yëpp jaxasoo dans tous les domaines dafa jaxasoo nit ñi xamatuñ sax fuñ jëm ñoo ngi mbëkk ku nekk di dem mais xamatuñ fuñ jëm jaxasoo na ñii nekk ci réseaux sociaux yi xam nañ li may wax bu baax kenn xamatul
sax lu xew waaw donc loolu mooy premier point bi ma bëgg a barkeelu tuuti juróom minute rek su ma paree ma laal beneen point ci juróom minute beneen point juróom minute ma arrêté waaw point bu njëkk boobu loolu li may bëgg a wax foofu mooy bis maa ngi ci waxtaan ak sëñ Saliou muy sax yaakaar naa waxtaan bu gudd sax te loolu yaakaar naa ça mérite vraiment nit ñi surtout nitu diine yi ñu toogaat waxtaan mooy la place de l'intelligence, la place de la réflexion, hein, la place de la compréhension dans la religion. Parce que bu njëkk li fi nekkoon bokkul de bu njëkk on demandait que ku mokkal alxuraan danaan ah diw di moo dàq tari alxuraan bu njëkk loolu la woon ñu dem ba ci biir ñu ne ah mokkal alxuraan kese di ko tari di wër dëkk bi ñu lay jox xaalis ak jële may jabar du loolu kon da nga koy jëfee gis nga àdduna dafay évoluer diine dafay évoluer ñu dem ba ci biir ñu tombeek xam-xam yu bees yi dikk li ñuy wax nouvelle technologie donc ustaas yi yeneen question la leen di posé yu bokkuloo nag yéen daan laaj ustaas yu dem bi fi mu ne nii question yi la nit surtout ñun ñi nekk fii léeg-léeg ñu jàm la question boo xamante ni da ngay feebar ci saa si parce que xam nga ni amoo réponse te pourtant dal la ko war a laaj parce que kooku daf la koy laaj parce que jullit la moo ngi rencontrer le problème soxla na ci réponse boo xamante ni dafay jógee ci l'islam léegi soo parewul ci côté boobu musiba dafay am li may bëgg a wax foofu mooy Seydina Muhammad suñu soppe bi sallallahu alayhi wa sallam xam mais c'était un grand stratège loolu yaakaar naa du ma fi nekk di ko jéem a guddal di expliquer loolu xam ngeen ko dans toute son histoire mais yonent bi daf nit ku ñor la tous les problèmes que les musulmans ont rencontrés dans leur vie c'est parce que dañoo xeeboon xelu yonent bi te xamuñu ne xelam dafa connecté wu ci yàlla waaw loolu mooy nekkoon seen problème Uhud mooy l'exemple le plus parfait waxoon na leen bu leen def li bu leen def li bu leen ñu toog ba ci ak gis yeneen situation la ñu ne mais pourtant pourquoi pas sàngam gis nga di jéem a ay la waaw moo leen nil problème yu ñu am xel dafa am solo ñun nag ci suñu pas-pas ak suñu yooyu dañuy am fu bien que am na fu mu yem loolu waxtaane naa ko fi ba pare waxtaane woon naa ko fi benn bis ci ci boobu ci dogmatisme la doon la ma sëñ bi waxtaan loo woon ngëm fan lay dox ba fan lay yem waaw déedéet xel fan lay dox ba am ay limitam taxaw ngëm commencé continuer dem waxtaane naa ko fi ba pare mais loolu je crois que jamono bii lañ ko gën a soxla te dinaa joxe exemple yu wóor pour wane ni gars yi dañuy fo rek daanaka ils comprennent rien ñoo ngi dugal seen bopp di dugalaale l'islam bi di embarquer waale les populations croyantes te fekk ñoom ñi di coow di wax ci kii bi xamuñu dara pourquoi parce que am na loo xamante ni du dañ koy gëstu da ngay dem ci ñu ko xam da ngay dem ci ñu ko xam nga toog ak ñoom mu ñu ay jullit yu am pas-pas yu wér nga toog ak ñoom ñu explique la ne la lii mooy lii lii mooy lii lii mooy lii lii nii ñoom seen xalaat lii la suñu defee lii la mais loolu doo ko xamul ba noppi nga bëgg a taxaw di araamal di daganal di xeex ay yëf yoo xamante ni yow xamoo ci dara te dina leen expliquer ne gars yi ni naxee suñu ustaas yeeg borom xam-xam yi ni leen naxee ci benn ay xew-xew ba tey jii ñoo ngi continuer di leen nax ba démb ba léegi nii ba tey jii ñi suivre xam na li may wax ba tey jii nax ga moo ngi continuer te fi ne ni am na ci fan yii ñoo ngi tàccu ne xaw ma annulé nañ xaw ma naan la man leen da ngeen di fa rek vous n'avez rien compris te dinaa leen expliquer loolu technique gu guerre la technique gu guerre la moom la leen gars yi def te loolu technique yooyu xel a koy def Seydina Muhammad gis nga tampon wax naa ko bis tampon amul woon ci l'islam ñun xamuñu tampon le monde arabe laa bëgg a wax mimbar amul woon ci l'islam parce que culture arabe xamuñu mimbar yaa ngi dégg li ñuy wax les tranchées amul woon ci monde arabe loolu technique perse la Salmanul Farisi moo ko wax yonent bi ne ko ñun du ñu attaqué woon du ñu amal attaque extérieure dañuy ay tranchées la ñuy gas Suhaybu Ruumi moo wax yonent bi ne ko da ngaa commencé di bind ay correspondance ay missive ay lettres muy dem ci gars yi mais sal këyit duñ ko yónnoo rek nit mën na ne lii jógul ci yow wutal jaaro
ñu wut lànkar di ko ci capp di ko ci teg fu mu ku ko gis xam ni ci yow la jógee mooy le sceau prophétique jaaro yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañ ci jamono Seydina Omar la mujj sànq ah ban laa waxaat benn ba mimbar mais éthiopiens yi nekkoon ca Madina ñoo ko wax yonent bi mais ne ko ñun ca Abyssinie mooy Habasha mais du ñu amee mbooloo mu bëri lu jéggi ay junni kilifa gi bëgg a wax ak ñëpp dañuy wut benn tronc bu mag yéegal ko ba ci kaw kooku ci lay taxaw ñëpp di ko gis moo indi mimbar li ma bëgg a wax foofu mooy lii du wax yu c'est pas intelligence du révélation mimbar du révélation la tranchée du les tranchées su ahzab su am na sax saar spécial bu yokk ci loolu du révélation tampon bi yonent bi doon def ci di càpp lettres yi mu bind yéen ñëpp jàngeen ko ci histoire mais lam ci doon càpp di ko ci teg mais c'est pas la révélation c'est son ouverture d'esprit du problème amee mu woo gars yi ne leen sawaay lii nuñ ciy def ñu xam ni comme laaj na rek mooy yàlla waxu ca dara mooy lan donc on doit creuser on doit xam nga yëngal bopp yi réfléchir ba noppi nag mooy li ma wax kilifa da ngay nangul say njaboot du nangu seen i critique nangu seen i conseil ak seen i orientation parce que léeg-léeg sama borom ci yërmandeem bu dee kilifa nga su la waree wax dala yow du la ko wax sa taali bi la koy xamal soo ko xeebee nag doo ko jot mukk dafay am gis ngeen sarax yi ngeen dégg sëriñ yi koy doxal lii ci ëpp sëriñ si gisuñ ci dara maa leen ko wax man sëriñ la sëriñ si gisuñ ci dara seen taalibe yi ñu gën a xeeb yi dëkk ca Mbadakhoune wala ci xaw ma fan ñooy woo waa sëñ bi kat dama doon def xalwa de yàlla am na lu ma wan waaye loolu man du ma ko waxee kenn du ma gëm sa làmmiñ moo gën a dëggu moo gën a wóor te nit ñi doo waxee ñu def ko mu ne génn leen ñetti beeg suukar jàng leen ñeenti kaamil du moom li may bëgg a wax mooy kilifa du xeeb njabootam xamoo kan ci ñoom mais bari na ci koo xamante ni ay taalibe ñoo ko raw ci yàlla ko mais ku nekk ak sa cër ku nekk nangu cëram li ma bëgg a wax foofu mooy vraiment gars yi war nañoo am humilité ba noppi di gëstu ah le monde musulman def nañ ñu ko te lépp ñàkk xel xam ngeen ne Mursi ak ay gaayam buux nañu góorgóorlu ba ne corox ca kaw jël nguur gi mais lan moo leen wàcce ñàkk xel ñàkk xel am na ñoo xamante ni fi ne nii kenn déggu leen te ñoo ngi doxal lu leen neex lu ko waral xel ku mel ni Recep Tayyip Erdogan moo ngi doxal li muy doxal wat si kimam te puis su nekkoon yoon kese la si kimam fii la war a toll dégg ngeen ko ni muy jàngee alxuraan di dégg ngeen ko li muy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen du gàmmu jotee ni muy def woo ay junni nit ñuy tudd yonent bi di ñëpp di crise di daanu am na lu mu gëm mais xam na ni su doxalee ci ñu koy waxee ci casquette bii gars yi di jullit yi di casquettoo su ko doxalee ñu massacré ko dammate ko loolu xel la loolu foofu la nañ ñëw nag ci Sénégal ma wax ko rek daal di jeexal xam nga dafa bokk ci technique bu guerre yi léeg-léeg da ngay dóori bal fii gars yi def alerte dajaloo waaw fekk yow gis nga fa ñuy daw di dem pour dajaloo fa pour làqatu fa xam nga loolu soo demee ci ambassade yi toujours day am ay aire de sécurité yoo xamante ni tey jii su ne tel ñëpp fa la ñuy daw jëm foofu dañ koy sécuriser ba dara du fa am fekk yow avant ñu koy sécuriser gars yi def nañ fa bombe yoo xamante ni léegi suñ ñëwee feneen la ñuy tirer suñ ne tel ñëpp daw ca fañ ne foofu dañ ko sécuriser fekk bombe yaa nga fa suñ duggee ba dajaloo ba ñu xam ne ñoom ñëpp nga fa ñu actionné ñëpp dee gars yi li may wax xam comprendre ngeen ko technique bi la ñu def ñoo nga dem ne dañuy dem ca King Fahd Palace ñëpp dañuy ci xaw ma la di coow ñu ne léegi baax na annulé nañ ko ñu jógee foofu dem ca kër Abdou Diouf jam ñaañu c'est les mêmes personnes yow ngay crier victoire fekk yow ñoo ngi lay rendi ñu pare gis nga pour ñaawal ñu dolliwaat ba tey jii ñoo nga ca fi ne ni ñoo ngi wax non ala xaw ma lan di def seen i dajaloo di wax ma leen yéen li ngeen waroon njëkk a def mooy dem seeti ay gëstukatu jullit yu wér ñu wax leen yéen termes yi ngeen utiliser te xamoo leen ci dara ngeen ñu wax leen ko ba ngeen xam ko
ñoom ñooñu ko ci fëggoon ne ko luy franc-maçonnerie mënu ko expliquer xamuñu ko mais nit wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun yàlla loolu wax yeneen bi te moo gën ñëpp nee na ko bul engagé wu ci débat boo maîtriser wul leer na loolu rek laa bëggoon wax c'est malheureux dañuy fo. mais nag c'est quoi le problème c'est que ça veut dire les gens qui sont au niveau ñi nga xam ne ñoom ñoo jël les devants ne ñoom ñooy xeex bi te ils maîtrisent pas le débat c'est ça le problème en fait. waaw. c'est ça le problème en fait. waaw tu m'as repris un peu. exactement c'est ça en fait. loolu waxuma leneen de sëñ Guèye. c'est vrai que des fois boo leen dégloo moom. waxuma leneen de. si ah non li nga wax loolu la. waxuma leneen loolu rek la. comme que dafa doon junj. nit da ngay dooy engagé wu ci mbir. da nga koy xam. te xam nga ñoom dañoo xamul ne ñoom ñuy xeexal. duñu liggéey ak duñu ils se battent pas à main nue. ni avec le visage découvert. Ils sont toujours derrière des masques. loolu li muy bëgg wax mooy ñoom xamuñu ne li ñuy wax ci symbolisme la ñuy dundee. te ñun dëgg la am na l'islam am na symbolisme. parce que ni ñuy toogee suñu am nañuy façon ñun waa jullit yoo xamante ne doodul jullit soo ñëwee doo duggee rek ñoo xam ni doo jullit mais ñee seen symbolisme moo gën a dangereux parce que sëñ bi très élevé dafay laaj initiation. C'est des grands intellectuels ces gens-là. dégguma sëñ Moussa. ñooñu c'est des grands intellectuels. c'est du ñu ndaw. pas n'importe voilà. Attention. Dans leur salutation, même les discours, même les paroles, même les costumes, même les cravates, même li ñuy takk fi nu mu tudd yu ndaw yi. pense yi xaw mais loolu yëpp day wax ci ñoom. waaw mais sama sëriñ. mais mais sama sëriñ est-ce que actuellement. nit yi jóg bu ñuy jóg mouvance bi nit yi jóg. dañuy xeex franc-maçonnerie. est-ce que bu fekkoon ñun Sénégal bu ñuy xeex franc-maçonnerie kan la ñuy xeexal le combat kan ak kan la c'est ça ma question. combat bi kan ak kan la c'est la grande question. xam nga fi mu ne sëñ Moustapha. c'est ça le voilà. maa ngi jégalu yàlla seede na ni dama doon ne woon damay wax rek pour nit ñi réfléchir xam ni on nous a dribblé loolu laa bëggoon wax mais du ñu xóotalee question bi problème dina am bu rëy. parce que foofu nga dugg noonu. voilà mooy dëgg wax ji parce que. la ñuy xeexal. ñan la ñuy xeexal est-ce que on lutte pour la religion musulmane. kan la ñuy xeexal. c'est le même. ay kilifa lañ ci. c'est le même. dégguma ah. est-ce que ñoom jotuñu pression ci état bi ñu recul parce que boo xoolee ku mel ne ay Bamba Ndiaye am nañ information bi. waaw ñu ngi ci mouvement bi. waaw genre yooyu yëpp ñu ngi mais pression bi ñu jot ci kaw. waaw moo tax ñu reculer daal. non moom la attention. ils n'ont pas déedéet jàmbaar dawul. reculer wu ñu. mooy li ma la wax dañoo def nii dañoo ki la jotee à droite dem à gauche. tey dañoo bëggoon a def seen manifestation. loolu lañ def. seen mouvement bi depuis des 1800 et loolu yàgg na. stratégie ñoom dañ koy yàgg suivre na rek. yàgg na seulement man bëgguma dugg xam nga du ma sañoon dañuy bàyyi ba beneen bés beneen waxtaan spécial ñu jublu ci gis nga lii sooy jàng droit ba doo demee ba deuxième année troisième année ci ngay jàng li ñuy wax les mouvements de pression loolu doo ko jàngul mënoo xam affaire bi ni muy doxee loolu laa leen bëgg a wax du ñu yàlla dimbalee kooku am na ci ay xam-xam insha allahu taala beneen jotaay ñu jël spécialement ñu waxtaan ci parce que duñ ko toppee fii la ñuy fanaan man xam naa loolu bu baax parce que dafa bari yu dafa bari ay piège ay façon yu déedéet dawuñu ñooñu duñu daw duñu dem xam nga léeg la ñuy utiliser seen bopp yi mouvement wu gars yi laa wax mooy. moom yi parlé des gens. waaw sénégalais yi. waaw ñooñu la wax. parce que pression bi ñu jot lañ àttan ñu reculer
parce que ñoom tey prévoir nañ sax marché. waaw duñ dem. comme gars yi bàyyi ñu léegi. maa ngi lay soog a dégg sëñ Amar dégg naa la léegi waaw sunu mbokk ñi leen di jéem a xeex. non ñooñu xam nga parewuñu. parce que yow ki ngay xeexal xamoo ko. il faut connaître son ennemi avant de l'attaquer. ah moom def na ay miinam def na ay xaw ma ay mine antipersonnel am yow tu n'as rien compris empoisonné say lekk empoisonné say ñam empoisonné say lépp te yow xam te ba noppi xam nga Sénégal ñun ñoo xamul valeur Sénégal ñun billaahi xamuñu luy Sénégal mooy pays bi gën occidental loolu yaakaar naa géographiquement loolu xam nañ ko mais attention Sénégal c'est le cœur spirituel de toute l'Afrique te ils ont réussi leur truc parce que non mais liñ def billaahi man du ma ci wax sax parce que man damaa xam avec wóoru dañ may mais sama sëriñ mais billaahi xam naa liñ def sama sëriñ seen yóbbu nañ leen non seulement da ko yëkkati pour am en fait forum bu ñu waxee loolu mooy problème xamuñu fan mais tonton li ëpp solo xam nga mooy lan nit ku nekk si ñun nga def jihaatul nafs parce que ñii di wax dañuy xeex franc-maçon yi mais ñun jullit yi parfois ñuy ceux qui se déclarent musulmans lu ñuy def moo gën a grave dañuy wor dañuy fekk jabaru jàmbur ñu dem tëdd ak moom def lu ñu neex ba pare ñu ne ñun ay jullit lañu balaa ñuy def ce combat là di dem xeex ak keneen koo xam ne xamaguñ ko mais nañu xeex ñun suñu bopp ba pare combat boobu moo ëpp solo parce que tant que ce combat là dominé woo ko mënuloo dominer l'autre combat c'est pas possible. waaw. ah waaw te c'est le même problème ak waxam maintenant léegi waxam ci ñi ngay xeexal c'est plus les Arabes c'est le même waaw non loolu sax waaw kon ñu arrêté. non débat bu am solo la parce que ça fait partie